chers internautes ñu ngi leen di nuyu ñu ngi waat ak yéen ci seen beneen émission gan gi tey nag ñu ngi fii ci Gueule Tapée c'est si beneen gan koo xamante ne leader politique la am partem di parti MPS Faxas tey kooku nag moo di Serigne Khadim Thioune moom nag di doom ci Cheikh Béthio Thioune Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mbaye ko. d'accord léegi Serigne Khadim balaa laa bu ñuy dugg ci waxtaan bi foog nga wax gars yi lan mooy MPS Faxas. asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. di wax ci opportunité bi ma am tey ci jàkkaarloo ak waa seen vidéo di mbégte ci man ma leen ci sant bu baax di leen gërëm ci ni ngeen déplacé wu ñëw fekk si ma fi di wax tuuti ci MPS di mouvement boo xam ni parti politique la comme ni parti politique yépp juddoo dans les règles de l'art am seen récépissé teg ko ci yoon mu juddu ci yoon di sénégalais yoo xam ni mboolem sénégalais yi ne bitim réew ak fii ci Sénégal ñoo àndandoo di ay citoyens honnêtes jóg taxawal mouvement boobu ñu tuddee MPS di parti politique Faxas nag li ko waral mooy xam nga bu fekkee da ngaa yor mu yees mu mel nii doo bëgg lu ci tax Sénégal day réew moo xam ni la mag ñu baax ñi dañ fay jaar ci wàllu wu ne di ay kàngaam di ay jullit di ay chrétien di ñu mën a doon di ñoo xam ni ñu naw seen diine lañu di ñu naw seen jikko bu fekkente ne nag xar kanam googu dafa judd fii Sénégal yàgg fi am lu ko bëgg a gàkkal faaw ñu faxas ko moo waral ma ne la boo yoree mbub mu yees lu ca taq te neexu la faaw nga faxas ko. d'accord gis nañ législative yi ngeen nax ko song parce que tamit présidentielle yi da ngeen àndoon ak maître Ablaye Wade lan moo tax ngeen créé ci diggante bi parti bi wala boog parti bi yàgg naa dund. waaw parti bi xam nga ñu ngi ko créé en 2009 kon parti bi yàgg naa judd. xëy na nag dañoo jubloogul woon ci politique bi dëgg-dëgg comme ni nga xamante ni nii laa ko tàmbalee man ndax parti bi ba ma koy créé ba ñu koy àndandoo di ko def man ak les sénégalais ñi ma àndal booba c'était en 2009. mu mel ni parti bi yàgg naa juddu xam nga lu nekk rek dafay jot rek daal di sosu c'est vrai que ay cantaakoon lañ man cantaakoon laa. man maa ko jiite ay cantaakoon a ngi ci nit ñu baree ngi ci ñoo xam ni duñu ay cantaakoon waaye boo nee tey gis nañ ne dañ daan jàppale parti politique dafay mel ni loo xam ni dafa restreint dafa doon loo xam ni cantaakoon yi rek ñoo ko moom. c'est vrai que cantaakoon yi jàppale woon nañu benn parti politique c'est vrai mais ki ko jiite cantaakoon la dëgg la jàppale woon na beneen parti politique mais tey nag dafa jóg ngir jàppale boppam ngir taxaw ci yittey sénégalais yi. d'accord léegi parti bi bëgg nañ xam ndax cantaakoon yi rek ci ñoom lay xaar lii di vote wala boog da koy xaar ci bépp doomu Sénégal. waaw xam nga bu ñu nee parti politique dafa dambee mbooleem xeet yi. maanaam jullit yi chrétien yi ñëpp a ngi ci biir kon munoo ni parti politique bi rek parti politique gu cantaakoon yi la ñëpp a ngi ci biir ndax fi may wax ak yow bu yàggul rek boo doxoon tuuti rek di nga gis ne le président des jeunes chrétiens de Dakar ñu ngi fi ñëw nañ fi budul benn ñaar kilifa yu mag bokk ci laayeen yi et cetera ci kër yu mag ba ci les grands sëriñ de Dakar ay bokkam ay njabootam woo nañ ma ànd nañ ko ak man donc parti bi dëgg la ab cantaakoon na ko jiite mais du parti tarixa du parti déedéet parti bi ñëpp a ko bokk waaye nag ki ko jiite ab cantaakoon la te bay ci say woom bu ma dee ab cantaakoon nag te woote lu mel nii faw bu may tàmbali damay tàmbali ci ñi nga xam ni ñoom laa jàpp ni ci laa bokk faw foofu lay tàmbalee waaye dafa yemul ci ñoom dafa yaatu. d'accord ñëpp a ngi ci.
alors sëñ Khadim man dama seetlu ne peut-être communication peut-être cantaako yi xam nañ bu baax ne MPS faxas ça existe. parti la boo xamante ne dafa naka dem ci législative yi mais est-ce que yeneen population yi tey Dakar wala boog ci région yi def ngeen benn genre campagne de communication teg benn stratégie pour ñëpp a mën a xam ne yéen da ngeen di jëm ci législative yi. waaw xam nga dañoo nekk ci pré-campagne te mu am loo xam ni yoon du la ko may. muy propagande. tey jii bu fekkente ni dañoo nekk ci pré-campagne amoo droit def propagande faw da ngay xaar ba campagne bi tàmbali nga doog a def li ngay def waaye terewul ñun ci suñu biir ñu ngi def ay porte à porte ñu ngi def. visite de proximité di daje ak ñi nga xam ni jàpp nañ ne ñooñu war nañoo ànd ak ñoom liggéey ñu ngi dem di leen seeti fii may wax ak yow xëñ na ñu bari tàmmuñu di wax ci télé bi ak ci rajo bi. waaye liggéey bi nga xam ni mooy liggéey de base. liggéey boobu ñu ngi ci mooy cellules yi taxaw dëgër ñi ko jiite tàmbalee doxal di seeti mbooloo mi nga xam ni nit ñi nga xam ni faw lu mel nii bu amee nga woo leen ci ànd ko ak ñoom ñooñu fi mu ne ils sont conscients ñu ngi ci bu baax a baax fii mu ne boo demoon tey ci télévision bi wax MPS rek déjà ñëpp xam nañ ko. ñu bari ci Sénégalais xam nañ MPS. ndax naan kon kat ñii mel na ni dañoo waxul woon waaye ndekete ñun ci yëf yi kon MPS parti la boo xam ne dafa jàpp ne travail de base bi mi ngi ci cellules yi. ñu ngi taxaw ci cellules yi di ko doxal di créer loo xam ni dafa bokkul woon ak li ñeneen ñi daan def. d'accord léegi il faut que ñu dellu ginnaaw tuuti parce que il faut que ñu xam tamit parti bi ndax bon. engagé ngeen législative yi yéen a ngi dem mais est-ce que loolu décision la boo leen jël avant gis nañ événement yi jot a xew ci mbirum Cheikh Béthio Thioune tout ça am na yu bëri yoo xamante ne jot naa xew loolu moo tax yéen ngeen décidé ne da ngeen di tey dem ci législative yi wala bot avant ngeen ko décidé. waaw xam nga boo déggee ci sama njëlbéen yi wax maa ngi la naan parti bi juddu na en 2009. kon en 2009 fekkul woon mbiri sëñ Béthio yi xew. waaye nag xam nga bu fekkente ne man ab cantaakoon laa. mais est-ce que activé wu ko. di sëñ Béthio waaw xam nga am na loo xam ni pour mu am jàppoon nañ sax mu dox bu yàggoon. waaye lii dafa bokk ci li nga xam ni dañoo war a am baat ci réew mi. sénégalais bu ne dafa am lu la war ci sa réew mooy boo gisee injustice nga jóg taxaw ci. dox ci diggante injustice boobu ak la nga xam ne moo ko waral kon bu fekkente ne ay sénégalais lañu di ay citoyens honnêtes ñu nekk ci réew mi di gis injustice war nañu ñu jóg taxaw xeex injustice boobu ndax réew mi du président de la république moo ko moom du président sénat moo ko moom du président etc déedéet réew mi sénégalais yi ñoo ko moom bu fekkente ne injustice dafa am ci Sénégal kenn ku ne war naa jóg taxaw xar sa tànki tubéy ci injustice boobu dañ fi loolu bokk na ci li nga xam ni bi nga xamante ni judd na fi coow yi am na ñu ma gën a mobiliser wu xam ne kat damaa war a jóg doxal nag li nga xam ne moom laa sumboon ca 2009. d'accord waaw léegi mbirub Cheikh Béthio Thioune ba tey parce que tamit il faut qu'on en parle foog ñu wax ci gis nañ événement yi fi jot a xew pamte ko gaawantool affaire bi ba instant bii mi ngi ci maison d'arrêt yéen loolu naka ngeen koy jàngatee en tant que cantaakoon surtout yow mi nga xamante ni jëwrin nga. waaw moom day loo xam ni lu ñu regretté la bu baax a baax ndax lu metti la ca dëgg-dëgg mbirum Serigne Béthio loo xam ne la ku ko xamoon ci lu jiitu woon lii xam nga ko ci bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg Serigne Touba. xamoon nga ko it ci sax ci liggéeyal Serigne Saliou Mbacké ba fi ko Serigne Saliou teg rek foofa rek la tegu mosoo dégg sëñ Béthio li doonoon yitteem mooy ñëpp jariñu ci Serigne Saliou ñëpp gindiku ndaw ñi nga xam ne àdduna tey daf leen waroon a këf soppi leen ñu mel ni ñoo xam ne teguwuñu ci lislaam ndax ci wàllu woowu lay bay foofu mooy waaram moom ci yoonu lislaam dafa am fu mu ci féete mooy liggéeyal yàlla moom kat ndaw ñi nga xam ni dañoo nekkoon fii di ay gone toll ci 18 ans jëm 30 ans di ay xale yoo xam ni àdduna mën leen a këf
soppi leen dugal leen ci lu dul noonu ndax kat gis nañ leen léegi réew mi jigéen ñi sax léegi ñu ngi sëy wala boog ñu ngi def lu dul noona góor ñi noona yu bare bari mi ngi judd sa sax nag wax dëgg yàlla loola au passage la rek ma tudd ko waaye ku maanu laa ci wàllu woowu waaye bu loolu amee te ñun ñu bokk ci diine l'islam te mu mel ni diine l'islam moom am na ci loo xam ne du ko nangu faw nga jóg di bay sawaar ci tool boobu mooy toolub l'islam bi kat la nga xamante ni bu ca tàbbee taqal ko yàq ko yow boo dee ab jullit nekk ca tool booba da nga caa war a bay sawaar sëñ Béthio nag di dimbali ndaw ñi teg leen ci yoonu siraatal mustaqima di leen liggéeyloo di leen jëfal ci yoonu Serigne Touba di leen jëfloo ci yoonu Serigne Touba wàllu woowu nag gis nañ ci ab seetlu boo xam ne lu am solo la ci réew mi ndax réew moo xam ni ay ndaw a ci ëpp te ñu gis ne ndaw ñi lu mel ni mën na leen a këf sëñ Béthio tàbbal leen ci diine ba ci américains yi sax seetlu ngeen ko ci télé bi fu mu dem fu ne rek bu demee américains yi jébbalu bu demee France français yi di jébbalu ay tubaab ak xeet gu ne di jébbalu loolu dafa bokk Sénégal ci boppam la doon rendre service. loolu ci boppam dafa bokk ci liggéey bi da doon rendre service Sénégal di liggéeyal yàlla ci wàllu woowu ba tax na kon kooka kenn mënu koo waxal wax bu ñaaw bu mel ni wax bi ñu ko waxal wax bu ñaaw la wax la boo xam ni jàpp naa ne ñi ko def xëy na jàpp nañ ne dañuy fayantoo wala boog dafa am nu ñuy doxalee noo xam ni mënoon naa ñàkk seen diggante ak moom waaye nag bu fekkee dañoo nekk ci démocratie di wax ne Sénégal démocratie moo fiy dox am na loo xam ne buñ ko defee bu ko nit ñi gisee dinañ xam ni kat démocratie boobu ñuy wate Sénégal amu fi wala boog amatu fi. léegi moom gis nañ benn similitude ci digganteem dossier moom ak Barthélémy Diaz gis nañ gars yi di ko méngale ak yooyu léegi moom gis nañ ñu jox ko liberté provisoire bien que moom il a dit haut et fort que moom tiré na ay bal te boo moytuwul rey na nit et que nañ dem xool ci morgue bi moom jox nañ ko liberté provisoire yéen bon lan moo des ci seen mbir ba boobu ba tey joxagul leen liberté provisoire. waaw maa ngi ñaanal Barthélémy moomu ngay wax yàlla gën koo taxawu ci jàppale ko ci loola mu ne xanaa rek xañ na sax bëgguma ci woon a xuus bëgguma ci woon a wax waaye loolu moom nit ñi ci boppam ñoom ñooy jugé ndax du loo xam ni lu ma war a dugg la man di ci wax Barthélémy la mu taxaw wax ci télé bi ak ci rajo bi ante ni moo xew ak na mu amee nit ñi ñoo ngi fii ñoom xam nañu mbiram nag ak mbirum sëñ Béthio mënuma ko tëkkale bu dee da ngaa laaj pour ma xool naka la war a loolu war a mën a demee ne de Barthélémy dañ ko libéré sëñ bi moom mbiram mel ni nangam loolu mënuma ko tëkkale ndax mbirum Barthélémy mbir la moo xam ni bokkul dara ak mbirum sëñ Béthio ci sama gis man sëñ Béthio ci moom laa mën a wax mooy koo xam ni la coow yi bi mu amee ñu wax ne dafa daal di am mbooloo mu am ca këram xeex fa jàppante fa am fa ñaar ñu faatu looloo waral ñu interpeller ko yëgul tinul defluwul waaw loolu bu amee nag man ca loola rek laa mën a wax loola jàpp naa ne yoon mi ngi ci avocat yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñu ngi koy dox ñu nga ca bu baax a baax jàpp naa ne loola dootul yàgg liberté provisoire u sëñ Béthio moom jàpp naa ne lu war a mën a am la ndax koo xam ni defoo waxoo te musuñu laa laaj nga ni maa def musoo taxaw it ne def naa lu mel nii am jàpp naa ne dañ koo tuumaal waaye doonu ca dara justice nag am nañ confiance ci justice Sénégal jàpp naa ne sénégalais yi ñoom duñu ay dof xam nañ ku def ak ku deful lépp dana leer lii dama jàpp ne lu mënta ñàkk la loo xam ne la dafay ay dogal la te ay dogal ab jaam daf koy nangu ndax yàlla ku muy teg ay nattu fàttewu la te sëñ Béthio ni mu toll ci yow réew mi ak ki mu doon ab jaam rek la jaam yàlla la te faw yàlla di teg ab jaamam ay nattu lii mu ko teg nag ay nattu la te ñun nangu nañ ko te rafet nañ njort ci ne bu fekkente ne démocratie am na ci réew mi moom yoonam niwul ci loolu. d'accord yow mi doom ci Cheikh Béthio di gisanteeg moom mën nga ñu wax Cheikh bi tey ci ban moral la nekk. waaw Cheikh bi day moom xam nga boo ko xamul da ngay jàpp ne lii xew dana ko naqari wala dara
moom nit la koo xam ni épreuve bu mën a ñëw épreuve bu mu jaar da ciy doon koo xam ni ku kéemaane la ndax moo ma jur ma yaroo ci kepparam màggee ci kepparam xamuma ko dul moom ndax koo xam ni la ci lu mu dugg rek da nga ciy gis jom joo xam ni pëstef boo xam ni melokaan woo xam ni da nga naan kii naka la mën a nekkee ci condition yi bu ma fàttalikoo tawatam si nga xam ne daaw jéeg en 2009 tawat si am na ko ñu yóbbu woon ko Val de Grâce jaar Georges Pompidou mu nekkoon ci tawat su metti bi nga xamante ni yàlla dogal na mu génn ci tawat si mu génn ci coma yi bi mu ci génnee ñu koy defal ay kinésie di ko defal ay épreuve physique yoo xam ni dafa waroon di def ay épreuve physique yu koy permettre mu mën a delloosiwaat yaramam mën a amaat activité bi mu amoon coono boobu mu daan daj ci épreuve yi métti gi métti woon nga xam ne dafa daan dem ba dafa daan soññ tubaab yi ci ñu ñëw jël si ko yóbbu ko mu defi ay exercice am Pastef bi mu ci daan wane booba daf ñu moom yàlla moo ko bindee noonu lu mu dugg ci lu mu mën a doon rek dana ci wane ngor dana ci wane diine dana ci wane Pastef fee mu ne wutelewu ko ak mu nekkoon ci këram gi daf ko jàppe dogali yàlla toog di déglu justice bi ne ñëpp nañu toog déglu ko te bàyyi justice def liggéeyam kon ku gëm dogali yàlla la ku nekk ci ku gëm boppam la mu ngi ci jàmm démb rek laa fa jóge seeti ko waxtaan nañu lu yàgg ma nga ca mbég. dégg naa sax dafa am benn genre keppaax boo xam ne gars yi dañuy ñëw tout le temps. waaw xam nga maison ba moom kër la te kër moom ay garab day ne ci biir am ay garab yu mango ay garab yu yooyu. bu ko defee bu nit ñi ñëwee di ko seet si day génn ak ñoom fu yaatu moom keppaar googu garab la goo xam ni garabu mango la am ker gu yaatu fa lay teg lipikoom toog ku muy recevoir fa la ñuy toog waxtaan ak moom. waaw moom day il est à l'aise mu ngi ci jàmmam. d'accord léegi bëggoon nañ xam rek cantaakoon yi ci seen bopp. parce que gis nañ du mbirum Madinatu Salaam bi rek. waaye tamit élection présidentielle bi Cheikh bi jël position. finalement peut-être li mu bëggoon wala lu mu doon xaar amut. loolu yëpp est-ce que nekkul di loo xamante ne facteur yoo xamante ne mën na wàññi yenn ci cantaakoon yi. c'est-à-dire mbooloo mi est-ce que du ñu xaw a wàññeeku ci mbir yooyu jot a xew. déedéet xam nga àdduna moom moo tëddee noonu ndax yàlla ak ay dogalam lu am rek moo ko amal. te gis nga boo duggee ci saxaar jóge ci gaar jëm ci beneen gaar jóge ci dëkk boo duggee ci saxaar jóge ci dëkk jëm ci beneen dëkk il faut que am ñuy yéeg am ñuy wàcc waaye. force par force dina am ñoo xam ni danañ dem ba ci pandaw la ab train saxaar boo ci yéegee ci raay lay jaar moom yoonam mooy raay boobu nag bu ci jaaree faaw mu romb ay dëkk bu jëmee ci dëkk am na ñoo xam ni dinañ yéeg am na ñoo xam ni danañ wàcc am na ñoo xam ni départ nañu waaye balaa ñoo wàcc ci terminus ba kon loolu mënta ñàkk bu amee it bariwul ñoo xam ni peut-être élection yi jàll na élection yi sëñ Béthio c'est un démocrate. C'est un démocrate am na droit ànd ak koo neex am na droit ànd ak Ablaye Wade waaw boo àndoon ak Macky Sall tey qu'est-ce qu'on va dire warutoon ànd ak Macky Sall mais dafa seet ki ko doy mu ànd ak moom te am na ci plein droit kon nag loolu warta tax ñu ni taalibe yi war nañu koo gisee nii wala war nañu ko gisee nii taalibe yi ay taalibe lañu li tax nga jàpp sëriñ bi du ay élection li dox sa digg ak sëriñ bi du ay élection kon jàpp naa ni ab saxaar daal bu déparé am na ñoo xam ne ci diggante bi la ñuy wàcc am na ñoo xam ne nag faw ñu yegg ñun nag yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy yegg ca terminus ba ca gaar ba amiin dëkk bu mag boobee ñoo ngi ñaan yàlla yegg fa ñun. d'accord léegi est-ce que parce que dañ ne woon cant yi day wéy parce que cantaaku ni dañ leen xamee sant yàlla. ci anam yu mënti doon est-ce que cant yooyu yéen a ngi koy organiser ba tey est-ce que nit ñi yéen a ngi lay gis wala boog boobu ba tey. dafa am benn genre arrêt. waaw xam nga cantaakoon bu mag bi moom mooy sëñ Béthio moom mooy jiite cant yi tax ñu naan cant gi dëgg
te yar nañu nag ci ak cant taxut ñu ba ko duñu ko ba cant gi duñu ko bàyyi mukk ndax cant gi l'islam c'est des dogmes c'est des rites l'islam faw boo ca nekkee li nga xam ni moom la yàlla digle nga di ko def te loolu ça fait partie de la constitution bi daf ñoo digal ñu respecter suñu ay aada ak suñu ay cosaan kon jàpp naa ne cant gi dafa bokk ci suñuy aada ñun ndax yàgg nañu di ko def te musoo dem ci cant ba dégg ñu ni rey nañ fa nit musoo dem ci cant ba dégg ñu ni kat histoire am na fa ñun sa cantaako nii kenn xamuñu ci lu dul sant yàlla di rendi ay nag di togg ay ñam di jox nit ñi di àndandoog ñoom di bége di sant yàlla di ko wayal di ko feccal nun am kenn xamewuñu lenn lu loolu kon nag bu dee suñu diine bu fekkente ne suñu aada la ñu di ko def te constitution bi digal ñu ko la constitution est là te ñu ngi ko bind ci constitution bi kenn mun noo tere suñu aada ndax ku nu tere suñu aada di nga tere aada keneen te duñu ko nangu ñun suñu aada dañ ko fonk cant gaa ngi wéy ñu ngi koy jaarale ci dans les règles de l'art ndax boo fàttalikoo bu fekkente ne dañoo woote ak cant saa su ne dañuy wuti autorisation wax ne kat dañoo woote ak cant waxtu sàngam ba waxtu sàngam te loolu kuy def gàmmu sax di nga ko def booy gàmmu di nga ko def booy màggal di nga ko def lu xew lu ne di nga ko def bu fekkee da ngaa woote ngénte képp tey dajale say nit faaw nga dem uti autorisation ndax xamoo kañ la ngénte lay jeex bokk na ci ñu nit suñu ay habitude bu ñuy woote ak cant dem ca préfet ba laajte autorisation ñu autorisé ñu ko ñu def ko ndax daa bokk ci suñu diine. D'accord léegi ñu dem ci actualité politique bi parce que gis nañ ne Macky Sall di njiitu réew mu yees mi fan yëpp mi ngi jël ay dogal ak yu ni mel ba mu faloo ba tey ñaari weer ak lu teg lu demee ne ay audit lu demee ni tamit fan yi dégg nañ mission d'observateur yi nga xamante ne ñu fi ñëwoon pour saytu élection yi gis nañ ñu rejeté leen ñu ne léegi dootuñ ñëwati ak tamit Sénat bi ñuy dëgmal supprimer ko yéen loolu en tant que leader naka ngay jàngatee yooyu. waaw xam nga réew mi moom bu fekkente ne da nga koo jiite ak nii nga ko jiitee ñëpp jox la kàddu dañuy séntu ci yow nga def gouvernance bu aw yoon boo xam ni nit ñi dañuy gis lu leer ci say wax maanaam audit yooyu ngay wax bu jugee ne daf koy def jàpp naa ne lu mu war a def la ndax nit ki bu fekkente ne dangaa tàmbali ab liggéey faw nga seet yoon wa gën a rafet nga jaar ca ngir booy wax nga xam lan ngay wax kon audit yi jàpp naa ne am na ci plein droit def ko ndax itam ku deful dara waroo bañ ay audit jàpp naa ne ñi mu ko seqal seen doxalin rafet na ba tax seeni audit waru leen a wàññi dara loolu moom du ma ciy bari lu may wax maanaam nag damaa doon ab leader politique te boo waxee ci wàllu Sénat boobu ngay wax maanaam wala bokk observateur yi man dama ko rafetluwul loolu ndax Sénégal dafa doon réew moo xam ne ay élection daf fay jaarati fi ñu di ko xeex ba jàpp ni élection yi kat léegi mëneesatu ko sàcc mëneesatu ko njuuj njaaj buñ demee nag ba nga xam ni la taxoon ñu ni élection yi kat aw na yoon kenn mënatu fee sàcc ay élection kenn mënatu fee njuuj njaaj ay élection bu fekkente ne commission yooyu nga xam ne moom lañ fi tegoon dañ ko fi bëgg a jële dama jàpp ne boobu xanaa dafa am weneen yoon wu ñu bëgg a jaar wu bokkul ak yoon wa nga xam ni moom la ñu miinoon man nag jàpp naa ne yoon woowa nga xam ni moom la ñëpp rafetlu woon ba ci opposition bi woon damaa jàpp ne buñ dikkee waruñu ko fay jële dañ ko war a gën a dëgëral seet lu leen di luy renforcer seen transparence ñu def ko waaye du jële ko fi ndax jële ko fi kat mooy waral tey jii bu ñu demee ci bureau de vote mën naa am xam nga am na parti politique yoo xam ni xëñ na seeni siégeants mën nañoo manqué waaw parce que des fois nga gis parti politique boo xam ni amul doole mën a am ab siégeant wala boog amul doole mën a am
ab suppléant ku ko mën a waaw te ku ko mën a représenter foofu te boobaa mën nañoo indi ay njuuj njaaj donc ñiy saytu élection yi jàpp naa ne ñooñu waruñu fay jóge dañoo war a renforcer seen ay moyens de transparence waaye waruñu leen fay jëlee loolu sama xalaat ñoon danañ ko gën a xoolaat bu baax a baax ndax man de rafetlu wu ma ko. d'accord léegi est-ce que yéen a ngi def ay jéego ngir wane ne lancer un appel parce que tamit gis nañ ay leaders politiques yuy dem ci législative yoo xam dañu jug taxaw ne loolu warta mën a ne mais est-ce que bu ñëpp toogee rek bàyyi noonu est-ce que mbir moomu du nekk te sénégalais duñu rendre compte parce que peut-être yéen a fiy représenté ñi nga xamante ne peuple bi lañ ba peuple bi yéen a seen baat. voilà est-ce que yéen a ngi jéem ay jéego ngir. waaw ñu ngi ci ndax mbir bu amee démb rek on avait une réunion. te lu mel nii rek lañ doon waxtaanee ñu ngi wut ay pexe nu ñuy def ba mën ci àddu ngir ñëpp xam ne loolu ñun ànduñu ci. loolu moom rafet naa njort ci ne balaa yàgg ñi ko war a wax danañ ko wax. d'accord léegi ñu gis it ci seen profession de foi. parce que MPS faxas am na profession de foi bu pare yooyu yëpp. ñu gis ci fukki ponc yoo leen tënk jëm ci wàllu finance ak yu ni mel ak delloo askan bi lañu moom mën nga ñëwaat ci synthétiser ko rek ci ponc yooyu ak seen taxawaay dëggantaan. xam nga maa ngi lay wax sànq di la wax naan la balaa ngaa dem dinaa la jox suñu profession de foi bi. bu ko defee nga liir ko wala boog nga jàngalu ko ngir nga xam dëgg-dëgg li ci ne. xam nga bu fekkee profession de foi la ñu def jaadu na. nit ñi xam suñu yéene ci réew mi te suñu yéene ci réew mi dafa bari dafa rëy ndax boo juddoo ci réew mi màggee fi sa baay juddoo woon fi màggee fi te nga gis jafe-jafe réew mi gis coono yi ci wàllu santé li nga xam ne moo am ci santé bi njàng mi nga xam ne nasaxal nañ ko li ëpp solo ci réew mi am réew dafa am loo xam ne mënut a ñàkk dafay bokk ci liy doxal réew mi muy infrastructure yi santé bi mbay mi pêche bi santé éducation transport dafa bokk ci éléments yi nga xam ni dafa mënta ñàkk ci am réew li koy doxal ku ne war na caa xartànku tubéyam boo xoolee napp gi tey metti na ci bay ci nappkat yi fii may wax ak yow baykat yi sonn nañ coono boo xam ni jàpp naa ne tey bu ñu leen yóbbuloon jiw wi duñu ko ji tey dañ koy lekk ndax sonn nañ coono boo xam ni ku leen ci taxawu ñu jël transport bi boo ci duggee gis nga jafe-jafe yi ci am umpul kenn carburant bu leen dawal sax amuñu ko wala boog buñ ko amee jafe na ci ñoom jafe goo xam ni jaadu woon nañu wàññi ko ba nit ñi mu tolloog seen ay man-man te fii mu ne sénégalais bu ne sénégalais honnête bu ne war ngaa jóg xam ni réew mi kat metti na war nañ cee taxaw ñun suñu yéene mooy assemblée nationale bu ñu fa demee lépp luy tawatu sénégalais yi ñu posé ko ndax dafa am il y a deux choses il y a li ñuy tuddee une proposition de loi assemblée nationale ñun bu ñu fa demee ñun ay proposition de loi la ñu teg yoo xam ni fas yéene nañ ko présenter à l'assemblée nationale projet de loi yi nag état bee ko moom ndax ñaari mbir moo am projet de loi ak proposition de loi projet de loi état bi moo koy def proposition de loi nag ñun waa assemblée nationale ñoo koy def ñun député yi ñun nag tëral nañ proposition yoo xam ni rafet naa njort ci ne bés buñ ko présenté assemblée nationale dinañu xam ne kat ñun ñii sénégalais lañu yu am yéene ci réewum Sénégal wax ko nag jotagul ndax duma la wax tey ne la proposition de loi yi mooy lii ak lii ak lii waaye am nañ proposition de loi yoo xam ne bu ñu ko tegee assemblée dinañ xam ne yéene nañu réew mi te loolu mu ngi ci kanam rawati bët ndax am nañ rafet njort ci ne assemblée moom kenn duñu fa ëpp mbooloo loolu moom rafet nañ ci njort yéen ngi ci liggéey de base ñu ngi ci liggéey de base boo xam ne bu ñu demee assemblée nationale dinañu xam ne ñun kat suñu yéene ci sénégalais yi lii la te rafet nañ ci njort d'accord di ñaan ngeen yegg fa ngeen bëgg a jëm amiin léegi nag xanaa nga lancé benn appel rek envers les cantakoon internautes yi lay seetaan la population sénégalaise ak waa diaspora bi tamit parce que ñoom dañuy seetaan bu baax seen vidéo waaw jërëjëf Mbaye Ngor xanaa rek wax waa Sénégal yëpp ne ñun waa MPS
MPS Faxas ñoo ngi leen di woo ci combat bi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy liggéeyal askanu Sénégal askanu Sénégal di askan woo xam ni dañoo doon nit ñu ràññiku ci Sénégal ci àdduna foo dem boo waxee sénégalais laa da ngay am image bu rafet suma mbokki bitim réew yi duma leen fàtte ndax ku def fukki at bitim réew nekkoon bitim réew nekkoon immigré nekkoon France nekkoon Italie nekkoon Espagne yéen sama mbokki bitim réew yi bu ngeen déggee samay wax di ngeen xam ni ku xam jafe-jafe yi sénégalais yi nekk bitim réew xam naa ko ku ko xam laa maa ngi lancé appel ci ngeen xam ne MPSD yi dañoo fas yéene dem assemblée nationale taxawal fa réew mi nekkal fa réew mi ak suñu ay projet de loi yoo xam ni wóor nañu ni bu ñu fa demee Sénégal dana yokk jëm ca kanam ndax sénégalais yi kat avancement la ñu bëgguñu kat réew moo xam ni dañ fay ne di andi ay xeexaw ak ay xuloog ay histoire ay defante sénégalais yi dañoo bëgg a avancer sénégalais yi dañoo bëgg napp mi suqaliku dañoo bëgg mbay mi suqaliku dañoo bëgg transport bi avancer dañoo bëgg njàng mii nga xam ne suñu doom yi ak suñu morom yi ñu ngi ci njàng mooma avancer ndax kat tollatuñu ci réew moo xam ni baadoole yi dañuy doon baadoola faw les riches di doon ay riches faw dañoo war a yem ñun ñëpp au même pied d'égalité ba tax na ñun lancé nañu appel tous les sénégalais fii ci réew mi ak bitim réew ngir képp koo xam ni suqali Sénégal ñor na la nga ànd ko ak ñun ñu dem assemblée nationale toogal fa sénégalais yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. je pense que kaddu yi leer na nañ mu doonoon rek sëñ Khadim Thioune di leaderu MPS Faxas di parti boo xamante ne nag dafay dëgmal a dem ci élection législative yi di wax rek ne ci li mu jot a wax moom du parti cantakoon yi parti sénégalais yëpp la parti diaspora bi la bëgg a représenter Sénégal ca assemblée nationale ci anam yu mucc ay beneen semaine beneen gan.